Cheikh Ahmed Tidiane Sy sans plus tarder rek ñuy jégalu ci li nga xam ni mooy yeexaay gi ñu am ci rek door dérouler suñu émission bi tey jii nag ñuy dalal ki nga xam ni moom mooy professeur Amadou Fall dama koy jox rek rapidement kàddu gi mu nuyoog nit ñi bu ko defee dinañu waxtaane jëmale toujours ci virus bu am solo bi di coronavirus ak capacité yi nga xam ne daal structure de santé yi am nañ ko est-ce que mën nañ ci dara wala mënuñ ci dara ci kanam tuuti rek incha allahu dinañ ci sëq waxtaan wu yaatu ak professeur Amadou Fall asalaamaaleykum. waaleykum salaam ñoo ngi nuyu bu baax waa Tiwaawan yëpp ñi ñuy déglu di nuyu di ko jaarale ci kilifa yi kilifa diine yi di ko jaarale ci kilifa administration bi. di ko jaarale surtout aussi ci kilifa yi nga xam ni ñoo ngànk système sanitaire bi nekk ci district bi. donc di feddali encore hommage yi ñi leen di jox tout le temps parce que ñoo ngi nekk ci bëre bu metti donc pour protéger tout simplement la population. Voilà. jërëjëf professeur feebar bi di coronavirus ñuy doon wax rek ni. mi ngi bëgg a jéggi dayoo ndax bërki démb rek gis nañ ni am na 38 cas positifs muy bilan bi nga xam ne ministère de la santé et def na ko du moins ci alxames bi muy juróomi cas yoo xam ni nee na ñu wér na waaye am na 33 malades yoo xam ni ñu ngi sous traitement léegi nii rek ñuy dégg tamit ni am na daal ay nit ñoo xam ni. gis nañ leen fële ca Thiès muy fukki nit ñoo xam ni ñoom dañu jógee bitim réew jaar par la voie terrestre donc jamono ji ki nga xam ni moom moo yore région médicale bu Thiès fi ñu toll nii mi ngi toppatoo mbiru fukki nit ñooyu nga xam ni dina yokk bu baax ci lim bi nga xam ni jotoon nañ koo am ci Sénégal mu mel ni nee nañu bu ñu tiital kenn nag waaye daal mel na ni mbir mi xaw na doy waar tuuti professeur. waaw xam nga. épidémie bu melee nii li ci am solo moo di ni ñu fexe bay nit ñi dal man foofu lay commencer sama wax nit ñi dal épidémie bi jiituwu fi am na épidémie yu ko fi jëkkoon yu ko gën a garaaw yoo xam ni seen létalité ëppoon na vraiment 3% yi nga xam ni moom la ñu xam ci Covid 19 bi. kon je pense que nañu dalal xel yi 10 yooyu ñuy wax it du ñu ni dañu feebar loolu aussi nit ñi il faut ñu éviter que ay scientifique la ñu. sont suspects mën nañu ko wax. mais te bu ñu suspect am na fu ñu leen conduire déjà li am solo moo di ni ñu gisoon leen te gis nañu leen. donc système bi ñu teg ba nga xam ni ku dugg si ñu gis la loolu rek war naa dal xelu nit ñi parce que mënoon nañu dugg si te kenn du leen gis. étant donné que ñëw nañu dugg si nañu gis nañu leen li ñuy def mooy orienter leen yóbbu leen ci centre de diagnostic yi Dakar et même à Thiès donc parce que même actuellement presque am nañu donc test rapide de diagnostic rapide donc loolu l'essentiel mooy ñuy gis ñiy dugg si ci dëkk bi ñu mën leen traquer waxtaan ak ñoom xool leen ba xam bu fekkente ni dañu am dañu leen di mettre en quarantaine bu ñu fekkantuñuwul amuñu mais dañu leen di bàyyi ñu dem ci population bi vaquer à leurs besoins. donc loolu moo ci am solo. jërëjëf professeur mu mel ni loolu nga wax ni léegi sax fële ca Touba Mbacké gis nañ ni aussi mbir mi daal jéggi na dayoo ndax am na daanaka ñaari gox yoo xam ni daal feebar bi touché na leen. am na nag ñaari famille yu ñu wax ni dañ leen a confiné maanaam dañ leen rek bu leen génn seen kër mu nekk loo xam ni itam bala ñuy ñëw ci li nga xam ni moom mooy thème bi dëgg dafa nekk loo xam ni pour man dafa xaw a oyof parce que toog leen rek seen kër nit ñi il faut ñu dem quand même marché il faut ñu dem ci bitig bi ainsi de suite mais boo nee rek toog leen ci kër gi sans autre surveillance est-ce que loolu tamit du doy waar. xam nga. dafa am loo xam ni il faut que ñu prioriser. léegi bu ñu doon def ci étape bii ñu nekk nga xam ni moo di ni lutter contre maanaam xeex épidémie bi fi am bu ñu doon xool priorité bi moo di ni fexe ba nit ñi mucc. ci feebar bi. priorité économique naa am xaalis naa am lu ma joxe dépense bala nga naan naam da nga fay ne donc
li am solo moo di ni ñu xam ni dañu war a def tout moyen boo xam ni mën nañu ko def pour mucc ci feebar bi ñu def ko am na fu mu gën a grave boo demee ci pays yi nga xam ni fa la atteinte ba ëpp mais kenn du génn pour nga génn da ngay am un ticket de la police un quitus qui te permet de sortir boo génnulee ñu dal parce que loolu défaillance la maanaam dafa garaaw bu ñu jëlee mesure sanitaire pour endiguer endiguer benn épidémie pour arrêter la transmission képp ku def jël comportement boo xam ni dafay méngoog liy joxe feebar bi mais yoon dafa war dal ci sa kaw parce que da nga war protéger sa bopp mais da nga war protéger ñeneen ñi donc loolu moo tax confinement boobu ñu leen wax ni leen toog leen seen kër dañuy ñaan yàlla mu bañ a yàgg mais yàlla tere bu waree yàgg day yàgg mais dañuy ñaan yàlla mu bañ a yàgg yàlla bu mu yàgg yàlla balaa ñuy dem ay fan nit ñi mën a génn dox seen soxla loolu la ñëpp di ñaan nag loolu la ñëpp di ñaan jërëjëf manque de moyen bi moom am na manque de ressources ndax tamit dëkk bi fépp demeewul noonu ci wàllu éducation beeg sensibilisation gi yëpp ci communication bi foofu sax wax dëgg yàlla le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé vraiment mi ngi sas rajo communautaire yi ngir daal ñu gën a taxawal ñu gën a am taxawaay ci feebar bi ba tax de fan yii yëpp vraiment mi ngi dalal journalistes yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Thiès ngir ñu dérouler ay plan d'action parce que gis na ni rajo communautaire yi rek la ñu yaakaar ñoom ci feebar bi à part yenn structure de santé yi mais structure de santé yooyu ñuy wax aussi ñu gis ni à part Pasteur ak bu Touba bi daal dafa mel ni njaw dese na ci xamit ndax gis nga ni Sénégal fi ñu toll nii pare nañu dëgg pour accueillir tous ces malades là. waaw xam nga feebar mooy lépp lu touché santé dafa am ci au moins li gën a néew ñetti nattukaay yu ñu koy natt bon premièrement bi mooy nattukaay bi au niveau biologique. au niveau biologique maanaam ci biir yaramu doomu aadama bi naka la ci feebar bi manifesté woo beneen nattukaay bi moo di ni feebar bi nan la mën a évoluer ci relation sociale yi comportement nit ñi seen demaleeg seen dikkante ainsi de suite. beneen nattukaay bi moo di ni ban impact psychologique maanaam ci xalaat ak tiitaange njàqare ak tristesse yooyu dafay dugg encore da koy indaale ci population bi kon tey ministère de la santé ci ñetti front yooyu ci lay mener la guerre contre cette épidémie de Covid-19 mais loolu pour mu am ñëpp ci war a def seen soxla ñëpp ci war a def seen ité maanaam tey boo jëlee biologique bi lañu saytu xam ko moo di ni Covid-19 bi amaguñu garab exact boo xam ne mën na ko rey mën nañu ko jox malade bi mu rey ko. mu wér. amaguñu ko beneen bi mooy amaguñu it vaccin bu wóor boo xam ni mën nañu ko defal ñi mu dalagul maanaam population bi ba du leen wàllante du fa mën a am. waa kon léegi lan moo fi des boo demee ca traitement yi lañu def la ca ëpp spécialité yi wax nañu ko la ca ëpp mooy traitement symptomatique ñi ñuy faj nii nga gis leen. muy am de temps de durée ñu door a wér moo di ni c'est que traitement symptomatique la maanaam signes yi nga xam ni moom la virus bi indi. muy ay saqat muy ñàkk mën a noyyi muy tayeel ak ñàkk bëgg lekk. loolu la ñuy fexe ba malade bi bañ ko am malade bi mën a noyyi normalement malade bi yaramam bi tàngoon war a wàcc. malade bi mën a lekk bu ko mënul sax ñu defal ko ay lekk yoo xam ne dañu koy jaarale ci perfusion. parfaitement loolu mooy dimension biologique bi. beneen dimension bi nga xam ne mooy sociale kooku ñëpp ci war a bokk muy population bi. population bi tey seeni comportement yi ñu doon am nga xam ne mën na joxe coronavirus bi dañu leen di wax ni leen arrêté leen ko wax nga ko léegi confinement yi mbooloo yu bare yi daje yi comme da nga war a def distance su lu war mat 1 mètre sa diggante. ak nit ki pour ngeen bañ a wàllante gën jaa néew 1 mètre loolu il faut que population bi xam ko. effectivement il faut aussi que joxante loxo bi nga xam ne dañu ko tàmm ci nuyoo bu doon farata sax dañu koy arrêté ndax arrêté nañu ay farata. donc loolu dafa bari ci loo xam ne nit ñi ak seen i comportement seen dem dikk xam nga Sénégal seen ceytag seen ngénteeg yooyu yëpp dafa bokk ci suñu dund te yooyu yëpp ay. porox ndollo la yoo xam ni virus bi mën na ci jaar dal ci keneen
donc loolu dañu koy éviter beneen bi mooy psychologie bi il faut pas aussi que nit ñi créer une autre épidémie c'est-à-dire l'épidémie de peur. ci façon bi ñuy waxee boo moytuwul ñu dolli ci épidémie coronavirus bi ñu dolli ci épidémie de peur nit ñi ragal mu am débandade kenn du xam foo jëm donc njàqare yu kenn xamul il faut ñu dalal population bi li ñu leen di dalal it moo di ni feebar bu gën a garaaw feebar bi ñëw na fi ñu téye ko benn ñaareel bi moo di ni nañu fexe ba ñu juuyoo ak li nga xam ni mooy seen ndigali docteurs yi ñi soigner et tout nañ leen di déglu ñoo ngi wax ci rajo ñoo ngi wax tout et surtout au niveau des radios communautaires aussi qu'on filtre vraiment les informations c'est-à-dire information bu nar a joxe tiitaange parce que lu ñuy tiit newu fi bu nar a joxe tiitaange ñu exactement la réalité boo gisee le wax nga ko léegi boo gisee bis bu nekk le ministère de la santé wax ñaata cas la ñu am tey ñii ñëw nii rek ñu suspect yi rek wax nañu ko parfaitement et c'est une première au Sénégal aussi ministre vraiment taxaw à la place du chargé de l'information wala yooyu di def des bulletins journaliers alors loolu defe naa ni c'est une première à Tivaouane sànq yaa ngi ci dugg noonu les cas suspects parce que dañ naan cas suspect rek ñu bëri aussi ni ni ngoo gars yi daw boo Tivaouane sax am nañ ci benn cas donc mooy histoire boobu nga xam ne ñëpp ree nañu ñu gis chinois bi ci mbedd mi mu daanoo rek c'est la débandade ñëpp daw duñu xalaat ndax kii laa yow alors que loolu taxul tamit nga am feebar bi parce que am na peut-être d'autres signes yoo xam ni dinañ ko gis pour mën a wax ni kii am na doomu jàngoro bi te def naa période d'incubation bi aussi c'est dans l'ordre de 14 jours yoo xam ni vraiment foofu day am tuuti jiixi jaaxa donc ci technique de prélèvement yi aussi xam naa dinañ ci ñëw ci kanam tuuti mais concrètement ba tey ñu ngi desandi ci question boobu est-ce que structure de santé yi yow wóolu nga leen ci pandémie bi ñuy wax coronavirus. waaw xam nga capacité d'intervention wu système de santé bu Sénégal fi mu toll dans la sous-région ci meilleurs yi la bokk. booy comparé wu nag da ngay comparé woo ak ñi la ëpp doole pour nga mën a avancer. waaye bu ñu jàppee ni li fi ne ñu koy doxal tout le temps. ñi nga xam ni ñoom la ñu seqal santé muy ka ci jiitu di technocratie internationale en matière de santé muy OMS moom ci boppam yàgg na féliciter Sénégal ci ay intervention bu mujj bii épidémie bu mujj bii di Ebola moo fi mujj donc gis nañu intervention Sénégal ñëpp ñu jël exemple parfaitement capacité mi ngi commencer ci xam-xam ak xereñ médecin Sénégal infirmier Sénégal sage-femme Sénégal ñi nga xam ni dañuy liggéey Sénégal c'est pas parce que sénégalais la mais xam nañu leen sur le plan international ni ñu ñuy wujjanteel mooy France États-Unis ak ñooñu la ñuy wujjanteel mën nañ ñoo ëpp peut-être matériel comme ça parce que ci développement bi la toll mais bu dee xarañ bu dee technique ak xam-xam bu wóor mais dañu ko am parce que yeneen pays yëpp fii la ñuy jàng si France daal laa fi gisugul waaye ba Maghreb ba Maroc dañuy ñëw fii di fi jàng si donc loolu xereñ boobu wóolu naa ko première arme ci lu mel nii ci capacité mooy compétence beneen ba ca des mooy équipement yi ak matériel yi équipement yi ak matériel yi dégg nga bi ñu ko defee solidarité sénégalaise ku nekk am nga loo génne pour ñu jëndee ko ay équipement ak matériel donc la mu fekkoon la nga xam ne système bi amoon na ko jàpp naa ni bi épidémie bi ñëwee dolliku na effectivement kon nu ñu mën a def dañuy kontaan ci dolliku boobu te arrêté wul parce que nit ñaa ngi ci ba léegi xam nañu fi ñuy jaar équipement yi nga xam ne moo am importance ñoo xam ne mooy équipement yi pertinent yi xam ne ñoo ñu mën a dimbali xam nañu ko identifier nañu ko donc loolu mooy capacité bi dañu soxla nag ci loolu parce que intervention système de santé mooy curatif mais préventif et promotionnel maanaam xoddiku bala ngaa lakkale c'est important beneen bi it moo di ni fagaru ak faggu loo xam ne di nga ko jox nit ñi ba ñu comprendre ni feebar bi nii la demee ñu mën ko moytu wax naa ko léegi donc loolu capacité boobu nag bu ñu ñëwee ci centre de santé yi rek tey aujourd'hui les compétences là pour dellu si ci ñi nga xam ne ñëpp mën nañoo jot ay ñu mel noonu
jox nañu leen li ñu tuddee définition de cas maanaam boo gisee signe bi gis signe bi te li nga wax léegi ci la bokk le fait que nga séjourné ci foo amoon épidémie bi. parfaitement yooyu ci définition de cas bi lay bokk. ci contact yi quoi ci contact yi la lay boole. donc yooyu jàngal nañu ko kon Thiès du mën a tey détecté ñi. donc et que yeneen ba ci poste de santé yi xamal nañu leen ko médecin chef de district bu nekk waxtaan na ak agent expliqué leen ainsi de suite. donc li mu bëgg a wax rek moo di ni na suñu xel dal. ci moi j'ai fait ce système de santé xam naa bu baax li may wax jayuma leen seen liggéey dañu ko mën Sénégal nag léegi wax jee bari nit ñi dañuy wax bu ñu doon wax lu ñu xam sax nga ne waaw mais léeg-léeg ma dégg man dans les informations à travers les médias di wax yoo xam ni sincèrement taxul ñu vaincre épidémie bi bu ñuy wax nañuy wax lu jëm ci naka la ñuy def ba ñu non foofu dogguma la sax parce que le ministère aussi a pris des yenn dispositions yi par rapport ak yenn médias yi surtout yenn réseaux sociaux yi léegi li ngay wax gis nga ñu interpellé temps yi à Touba sëñ Gana bëgguma tudd tur sax ak animateur bu siiw boo xam ni mi ngi woon ci rajo yi gën a mag donc ñun les radios communautaires loolu la ñuy bañ mu dal ñu ba tax na duñ ci wax mukk te tooguñu avec un spécialiste en la matière donc dafa nekk loo xam ni c'est tellement sérieux et puis aussi bëgg naa tamit nga gën a wax ci li nga xam ne am na fële au niveau de Touba parce que nit ñi mal information baaxul des fois nit ñi ils sont mal informés. dañ leen am na maa ngi dégg sax ñu ni chloroquine la chinois yi wax. dañ leen ko naan boo ko naanee wér. donc pour dire que les gens am na ñoo xam ni sax gëmuñu ni. feebar bi am na. donc boo demee Touba aussi gis kaa yi ni muy multiplier woo comme ça da ngay gis ne aussi mesures yi ñu jëloon quelque part respecté wuñ ko à 100% maanaam confinement bi ak yenn Sénégal dafa bëgg gan. te xam nga rek bu sa bokk jógee fële en Europe. dugg si alors yow sax da nga koy jàppale pour mu raw ñu bañ koo sonal. alors que c'était pas vraiment la voie indiquée professeur. waaw xam nga li ma bëgg li ma bëgg a wax foofu moo di ni xam nga médicaments yi comme yi ngay wax ni amaguñu lu ñu ko fajee c'est vrai que dara taxawagul. mais université de Louvain moom moo def ay expérimentation wane ni chloroquine bi dana agir ci virus bi. wax na ko. mais lu ñu tenirugum sur le plan international maanaam OMS validé ko. gisaguñu ko. mais c'est avéré que ni. c'est des essais de laboratoire. D'accord. donc ñoom gis nañu loolu wax nañu ko xam nga nag bu maladie mel nii kàngam yi dañuy jëkk trouver. parfaitement ñoom ñëpp kenn amatu ci jàmm muy ñiy wut garab bu ko faj ak ñiy wut vaccin bu ko aar. boroom xam-xam yooyu yëpp actuellement ni fajkat yi di rey seen bopp ci biir hôpitaux yi. noonu la ñu ne ci laboratoire yi taxaw tem pour trouver loolu. parfaitement et puis c'est le début de la recherche quand même. c'est le début de la recherche. le malheur c'est vraiment le malheur des uns ne vient jamais seul. ne vient jamais seul waaw fait le bonheur des autres également. ok donc loolu dana mën a tax ñu clé beneen bi li nga may wax ni ñàkk dégg ndigal gi man mën naa comprendre ci yeneen partie du Sénégal. fudul Touba du Tiwaawan ñu ni dégluwuñu ndigal waaye tarbiya bi ñu am fii yar bi ñu am ci këri diine yooyu man yaakaaroon naa ni bis bu xalif bi yëkkatee baat vraiment mu réglé vraiment et je pense que loolu aussi war nañu seetaat suñu bopp ay njàngat yu bare nag dana am ci coronavirus bi ay njàngat yu bare dana ci am waaye daal jàpp naa ni sa kilifa gu mu mën a doon bu d'accordé ci benn mbir woo la expliquer la ko nga déglu aussi parce que nit ñëpp am télévision gis nañu lu xew ci àddina bi xam nañu it ni ñuy def yenn yi nag doo xam noo koy tudde waaye li leer moo di ni ku dégg ndigal daa ci mucc parfaitement waaw ku dégg ndigal yi docteur yi dégg say ndigal yi kilifa yàlla mën naa def nga mucc ci barke yonent bi loolu la mënoo cee bokk te vraiment amoo sëriñ li xale yi sax wooy nañ ko parce que tey maa ngi dégg jàkk yëpp a ngi noddu ci suba ñëpp a ngi wasifa mais el yàlla salaat ak yooyu boo ko déggee ça veut dire que venez à la prière donc sëñ bi nee na nañu tëj jumaa yi jàkk yi bon noddu gi je ne sais pas parce que xëy na kenn mënoon na noddu sax pour ñi ci kër yi fàttaliku heure jul beeg yooyu waaye dafa xaw a c'est un peu contradictoire quoi surtout vendredi tey bi ñu bëri noddu nañu pour woon nit ñu julli si waaw xam nga man charia islamique xawma ci dara dañu may wax may jëf
donc du ma mën dugg ci foofu mais li nga xam ne mën naa ko wax nga xam ni principe la ci tarbiya mooy dégg ndigal. dégg ndigal. waaw mooy dégg ndigal sëñ Mansour suñu sëriñ jëm si yàlla ji da daan wax ni ndigal boo mënee defal boo mënul defal donc je pense que loolu aussi mooy ormal suñu dund. mooy ormal suñu dund. loolu daal laa ci mën a wax noddkat yi nañu xoolaat seen jëf comparé ko ak ndigalal sëriñ bi ñi nga xam ni ñeneen ku ci nekk looy jëf ci lu jëm ci loolu na nga ko xool comparé ko ak ndigal li nga jot muy ndigalu sa kilifa ak ndigalu waa kër docteur maanaam ndigalu les soignants quand je dis soignants c'est l'ensemble ñi ci laboratoire bi ñi ci consultation yi ñi ci traitement yi ñi ci prévention bi ñooñu ñëpp li ñu la wax jéem ci jaar nga nekk ka et que lu yomb la parce que bu ñu nee la li ma gis ñu tere ko yëpp même bu dul woon coronavirus kenn war koo def sans problème mooy loolu mooy c'est-à-dire que raxasul les maladies monoportées xam nañu ni presque toutes les maladies infectieuses monoportées la. monoporté waaw. moo ci ëpp bokk. loxo yu salté. waaw yuy dugg fu nekk di dugg fu ne ngay laal lu ne. l'islam bëgg la ci muccal ni la jàppal au moins juróomi yoon ci bis bi mais yooyu yëpp bu ñu ko xoolaatee mooy nga set. mais dama koy dégg toujours sëriñ si am xam-xam boobu di ko wax ni set ci diine la bokk. ci diine la bokk ci jaamu yàlla la bokk. te comportement yi ñu laaj yëpp. loolu dong la. d'accord xam naa ne xat na trop mais ñu insister rek ci aussi cas yi nga xam ni comme cas suspect parce que cas suspect ni ñu wax la rek bu ñu dégg ni tëll rek gaa yëpp dañuy daw. donc ne pas stigmatiser aussi ki nga xam ni nee nañu cas suspect la parce que cas suspect wax nga ko sànq. bu fekkee ni est-ce que mën nga cee dellu si sax sëqat yeeg tout ça. waaw cas suspect yi mooy première chose nga présenter li ñuy wax douleur maanaam métit ci sa dënn ci sa noyyi jafe. sa yaram tàng d'abord. tàngoor woo xam ni xëy na mosoo gis wala sax muy tàng ak di sedd. parce que am na ci cas yoo xam ne sax 37 38 degré 38 degré am na ci cas yoo xam ne sax température bi demewul noonu. alors. ak aussi sonn ak tayeel kooku beneen bi mooy nga jóge ci foo xam ni foofa jéeñoon nañu leen ni am na fa. donc yooyu mooy yi nga xam ni moo war attirer sa attention man nag li ma jàpp mooy kenn ku nekk ci ñun bu yëgoon lu mel noonu du xaar ñu koy yóbbu moo yóbbu boppam. vraiment moo yóbbu boppam. premièrement pour préserver ñi mu dëkkal. deuxièmement pour faciliter la tâche faciliter lutte bi maanaam bañ a yokk beneen cas wala bi ñu teel ko gis. foofu doo doguma la je vais te donner l'exemple du professeur Ndiaye moom moo yore district moom moo yore maison régionale bu Thiès mooy médecin région bu Thiès. donc le professeur El Hadj Malick Ndiaye bërki démb rek dañu demoon Mbour justement am na koo xam ni am na feebar bi alors jóge fi mu jóge di dugg si këram bon bi muy dugg si. moom ak chauffeuru taxi bi la woon. bi mu ñëwee ba ci kër gi amoon na les thermomètres sans contact là. oui alors bi mu demee xool gis ni vraiment moom il présentait tous les signes. mu woo jabar ji ni ko bul ñëw kat. parce que il était seul woo mi daan mi ni ko suba bul xëy si. daal di woo médecin kii professeur Ndiaye docteur Ndiaye mu ñëw mais bi ñu ñëwee ñoom ñu confiné ko di wër taximan bi heureusement wër nañ ko ba gis ko mais bi ñu gisee taximan bi. ñu xool ko feebarul. waaw feebarul te bu fekkoon ni waajooju waxul dara mën na ko wàll presque dëkk bi yëpp fële à Mbour xam nga Mbour y a 2 cas. benn mooy premier cas bi ci des encore c'est un autre cas. donc mu nekk des choses yoo xam ni bu fagarul woon peut-être chauffeur bi duñ ko retrouver moom it chauffeur bi il paraît que climatisation oto bi ak ngelaw li doon kii ak yooyu. comme mi ngi doon génne ngelaw li ci biti. loolu moom moo tax mu mucc. mais donc kooku nekk na citoyen exemplaire boo xam ni. je crois que ñu bëri war nañu xool ci geste boobu mu def parce que c'est un geste hautement civique. ok loolu la ñuy wax positive attitude. loolu mooy positive attitude c'est-à-dire que mbir mu nekk bu xewee la ca nit ña dogal ni loolu moo baax. bu la ca kenn jiitu. lu kooku nag exemple la ñoo ngi ñaan ñëpp mel noonu jël exemple ci kooku. parce que c'est important. même xëy na situation yi bu bokkul. jërëjëf professeur xam naa ne nag li ñu cëraloon jeex na li duuf ci nag bi xajul ci cin li. bëggoon nañu vraiment wax ci tamit taxawaay bi nga xam ne autorités yi aussi war nañ ko am parce que bu ministère de la santé amee confiance ci rajo communautaire yi ba wax ne sax ñooy suñu yaakaar ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati contre coronavirus bi. aussi monsieur le maire monsieur le préfet woo bépp autorité donc
war na teg tànkam fii ko ministre bi teg masalan tey jii rek y a une réunion au niveau de la préfecture de Tivaouane les radios n'ont pas été associées te ci sensibilisation bi la bokk y a des aussi ay ndimbal yoo xam ne ñu koy jox ci service yi yu demee ne ay gel ay les thermomètres sans contact tout ça là bon yooyu rajo yi dañ ci war a bénéficier wu notamment la rajo Dabakh bi nga xam ni vraiment il est même parti vite sur ce plan sensibilisation parce que ñun door nañ ko le 2 mars bi ñu déggee ni feebar bi déclaré wu na fële en Chine daanaka ci semaine bi ci topp ñun ci la ñu commencé lutte bi donc vraiment ñuy wax gàcce ngalaama le directeur le professeur Papa Aboubacar Touré et Chérif Abdou Aziz Touré donc di la jox rapidement rek nga tàggoog suñu mbokk auditeurs yi ndax temps bi rek jeex na ak professeur li may tàggoo mooy fi nga jeexale rek moo di ni médias yi c'est une force partout lu xew ay force lañ ci représenté il faut en faire des partenaires et non des adversaires donc lu mu mën a am médias yi ñoom fexeel ba ñu nekk say partenaires te li ñu gis liggéey bi ngeen di liggéey li ñu réglé ci réew mi bari na donc loolu daal man loolu laa ci bëggoon wax te aussi ay gel yu ñu leen di jox fii dafa normal parce que ñu nekk fii ñëw te kuy lutter pour l'épidémie fépp point boo xam ne ay nit mën nañu fa nekk boo amee gel boo leen jox wala masque yoo leen jox wala leneen mais nga jox leen ko loolu du baax lu normal la c'est une norme qui est respectée. Voilà jërëjëf professeur rek di fàttali ni ñu ngi doon dalal ki nga xam ni moom it xelam ñu leen di jaajëfal bu baax donc Dabakh FM 103.0 donc di jaajëfal bu baax Amadou Fall mi nga xam ni moom la ñu dalaloon tey ci le débat du jour di leen jox rendez-vous altine bii di ñëw.